mbokk yi Cheikh ñëw na Cheikh borom produit yu baax yi Cheikh borom bagage yu baax yi Cheikh dikkati naak doole mbokk mi déglu ma bu baax ma wax la kuy Cheikh mooy jaay produit yu baax yi produit yi nga xam ni waa Sénégal Europe ñëpp nangul nañ ko nee naa la produit yi nga xam ni amul benn effet secondaire ginnaaw produit yi Cheikh yokkal na leen si ay garabi cosaan mooy li fi maam yi bàyyi woon yow mi nga xam ni dangaa yor hémorroïde moo xam hémorroïde bi si biir wala hémorroïde bi si biti seetil Cheikh moom moo si ay yow mi yor ndoxum siti mu lay wokkatuloo di xar say tànk di dagg sa karaw seetil Cheikh moo si ay yow mi góor wala ngay jigéen yor bëñ buy metti seetil Cheikh moom moo si ay yor na garab goo xam ne bu la ko joxee day wér si saase yow miy mag jabet sonal la lool seetil Cheikh am na garab yu baax si jabet ngay góor wala ngay jigéen sa biir rëy ba jaaxal la lool Cheikh yor na loo xam ne bu la ko joxee sa biir dina wàññiku yow mi nekk si néegu sëy te néew si kattan maanaam di gaaw a àgg fa nga jëm boo seetee Cheikh lam lay jox nee naa la boo yegsee sa jabar dina kontaan ba àgg si lool éjaculation précoce Cheikh moo si ay ngay góor sa Ablaye Ndiaye ndaw ba jaaxal la seetil Cheikh mu jox la produit boo xam ni boo ko siy diw dana gudd dana rëy ngay jigéen bëgg forme bëgg say fes génn bëgg say anf génn fu waay tollu di gis sa poto cornel yi nga am forme bu nice boo soloy jean mu jàpp la nga sol robe mu jàpp la ay boo soloy zip foo romb ñu xoolaat la ndax forme bu rafet Cheikh a ngoog borom produit yu baax seeti ko gaaw wala nga woo ko si numéro bi 70 592 93 94 wala 78 116 15 48 waa Sénégal Cheikh a ngoog rawatina xale yu jigéen yi seeti leen ko gaaw mu jox leen ci bagage yu baax yi fu ngeen jaar def baax ay Cheikh kenn du moom si lu baax kenn du moom si lu baax. xabaar yi lañu leen di baaxee tey si altine gi yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weex wi ma di leen dalal jàmm bokk na ci lu ci gën a fës lu bees la juddu ci l'enquête ba ñu ubbi ñeel génn pàddina étudiante UGB bile di Seynabou Ka Diallo danañu ci delsiwaat tontu ga capitaine Touré baaxee taskatu xabaar wa bindub article ci moom di ko ci wax lu amul danañu leen ko faram fàcceel ci digg xabaar yi ay gune la seen soxnaay papa yeew defu vidéo bu mu boole ki kàddu yu ñagas yónnee ko yaayu xale yi ngir rek ab coowal defante ci seenu pa sëy 6000 problème ak kii di Khalifa rappeur jotoon nañoo jono àttekat ba gannaaw coow la dox seen digganteeg woykat bile di Wally Ballago Seck tàggat yaram moo di ca toftandi ni ñu koy defee saa su ne rek mbokk yi ngeen taaxirlu aslëf bàkk ba jib ma daal di leen koy yaatalal. mu ngoog bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xabaar yi ñagas-ñagas ga dox diggante ñaari pharmacien yi ña ngay wéy rek di ci yëy yàbbi Aminata Gassama del si na sa rek ci ab waxtaan mu sekk ak sunu ay naataango soxnaay Abdoulaye Baldé ma fi ne woon na meexu Ziguinchor bi nag wax na ci coow la dox digganteem ak naataangoom bi di Aïcha Ngoundiam Mbodj lalu rek ci ab local bu féetee place de l'Indépendance Cour suprême annulé woon rek arrêté ministériel bi waroon tax mu installé wu foofule ab ndogalu ministère de la santé itam ñëwoon yokk ci xar mi karaw gannaaw ba ñu retiré agrément bi Aïcha doon mëne rek doxal pharmacien bi boobaak léegi nag ndaw sa mënatuloon toog ci bërëb yo doxal pharmacie bi mu ne woon rek ndam ci Aminata Gassama may soxnaay Abdoulaye Baldé bi ñenn ñi dippee woon ko ni ndamu parti au pouvoir ndax la Aminata di ab njegeñaale njiitu réew mi Macky Sall di xaritu première dame Marième Faye Sall les échos di ñu ci dikk rek ci ay kàdduk Aminata moom mi lee di wax ni ndamoowul la mu bokk couple présidentiel bi muy xamle ni atum 1990 la am ay diplôme am lu tolloog fanweeri at ak benn mu nekk ci liggéey bi ba mu jëndaatee pharmacie Majmoud Diop atum 2003 fekk Macky Sall newaguloon sax njiitu réew mi frère am la waaye daal la ma sukkoo ndamoo nee na nag la koy firnde moo di ne immeuble ba pharmacien bi nekk dañu ko jaay génne ko te ñaanul benn yoon intervention njiitu réew mi Macky Sall amoon na autorisation ca jam ñaajo waaye dañu ko joxoon ndigal mu tëj foofu itam nee na mënees na woon out intervention waaye defu ko ba ñu ko imposé 200 mètres itam su ko neexoon mu wutaat ay intervention waaye ba léegi defu ko ndax liggéey la taamu lu bees judd na ci coowal détournement ga ñu doon tudd ca Sonatel ña ñu doon ci tudd di ingénieur commercial ba Ramatoulaye Sy ak agent commercial ba Martine Stéphanie Bokandé ña ngi leen placé woon sous mandat de dépôt ni ki alxamis ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi ñaari jula ya ñuy toppee recel di Saliou Faye ak Mohamed Lamine Gueye ñi ngi sous contrôle judiciaire libération di ñu ci dolli naan mbir moomee yamu rek ci agent Sonatel bu boulevard de la République ba Ramatoulaye ak Stéphanie
askan yi di liggéeyee ndax laal na yeneen i agence ak service agence ba ñoom ñaar ñëpp di liggéeyee nag laale na ci ba 303 millions 376 500 ñaari branche direction bu entreprise Sonatel laale nañu ci mu di commande livraison mobile ak 125 millions 372 850 ak pilotage et livraison 59 millions 624 300 agence yu Cheikh Anta Diop 94 millions 94 900 Si Plaza 68 millions 900 300 ak Almadi 58 millions 627 030 Libération di ci teg rek Sonatel biral na ni 79% ci détournement ya ña ngi ko nemmeeku rek diggante 2019 ak 2021 te lu ci ëpp ña ngi ko amal atum 2020 Ousmane Sonko dal dinay wuyu wooteeg xalifu Daaru Musti bi Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang ni biro lu levé wu fond ngir rek defaraat jumaa ju mag ja ca dëkk bu sell ba féete ca diwaanu Louga député maire Ziguinchor bi nag barkeelu na ci collecte de fonds boobee ñu dippee jaayante bu nu sukkandikoo ci ab source njiital kuréelu Pastef gi teg na ci loxoy xalifa bi juróomi million ci sunu koppar yu mu jaarale rek ci kii di Serigne Cheikh Abdou Mbacké gannaaw tuuma ya ab taskatu xabaar teg ci ndoddam di ko waxal ni ci ay waawi Ousmane Sonko lay dox capitaine Touré andi na rek ay leeral ci kàddu yooyee muy wax ni site en ligne bile di xibaaru SN bind na ko ci moom Opéra News bamtuwaat ko rek capitaine Touré di xamle naan ku jox cër taskatu xabaar yi la waaye daal ki bind article bu ni mel bu yaakaaree ni journaliste la na xam ni àndul ak professionnalisme du éthique te du déontologie te itam na xam ni rek day joxe xabaar ngir dund waaye defu ko ngir xamle dëgg la mu ko ca tegal mu di rek mu dem jàngiwaat métier bi ngir xam ak ko wareefu taskatu xabaar ña ngay wëyal l'enquête ba ñeel génnu àddina étudiante bile di Seynabou Ka Diallo ni ñu ko l'Observateur di xamale ni ki noonu nag analyse gynécologique ya procureur de la République bu ndax santaane woon firnde na ni dañu ko sàkku donte brigade de gendarmerie wu Jama tegagul loxo kenn ka ñu njëkk a dut baaxam moo di corom bi ko woo ay simili laata muy réer takk der yaa ngi liggéey nag ci téléphone portable am dina ko ndikuwaale rek lay juddu ci l'enquête ba Alpha Mamadou Sall ak Daouda Mbaye ñaari étudiant lañu ca France bokkoon ca concours d'entrée wu cycle A bu ENA gannaaw ba ñu defee examen ya ba noppi rek ñuy xaar ay résultats wu seen ajournement dañu dem ci yoon saisir vice-président wu jury bi ngir jot ci seen ay relevé de note mën a saytu seen i copie ndax nee nañu seen àq la ñuy xamle ci seen ay kàddu ne rek dañu waroon bind directeur général u ENA mu jébbal courrier ba présidente ba ndax candidat bu ne bëgg na xam rek fa mu daanu ngir mën a waajal boppam beneen yoon ni ñu ko defee rek ci àddina bi wax nga la këpp waaye boobaak léegi nag seen demande ba amul tontu lu tollook ñaari weer nanguwuñu leen wan seen ay copie ni ki noonu nag ñu dellu ENA ngir saafonte seek ndombol tànki l'école ba noonu la ñu gisee que directeur formation initiale ENA bi mu dàq ay matuwaayam ba mu set ci jongante ba waaye gu ne nag nee nañu dañu lire décret ba ñeel organisation ak fonctionnement wu ENA xam ni rek DG bi moo di chef de centre yu examen yi loolu war a rek ñu saisir maître Assane Dioma Ndiaye avocat à la cour ngir mu defal leen procédure judiciaire avocat ba itam na saisir président du jury baak DG wu ENA bi waaye dara loolee jaaxaloon leen rek rawatina la monsieur Abdoulaye Aziz Diagne xamal benn nit ne rek bésu 6 janvier ni Daouda Mbaye note bu baax la am ci entretien ba étudiant ya nag di laaj kon lan moo war a doon problème bi ak lu tax rek bëgguñu leen wan seeni ay note teg si naan boobaak léegi ñu ngi leen di tëkku ni suñu siiwalee yëf yi mënees nañu leen pénaliser li des seen avenir waaye ñoom nag nee nañ pare nañu ndax xeetu njublang yu ni mel dañu fi war a jeex xamle nañu it ne am nañu yeneen xabaar yu gën a dëgër ci anam yu ñu amalee concours ba noppeeguñoo addu ci ñaawteef ya ñu dëkkee def rek gune yi bu ñu sukkandikoo ci libération ay bësëng yi bi la vidéo di wër réseaux sociaux yi ñu di ci gis ñaari gune yu ñu yeewu seen yoxo ya ak seeni baat ka leen di filmer nag naan leen soo leen jooyee ma faat leen seen yaay moo ma doon tëkku ni dana ma faat danañu xool nag ndax faalew ma leen da ngeen di ma jaay bandi ca doom yaa ngi nii ma yeew te mënoo ci daxa gune nag kenn ka nga am 7 at keneen ka 9 at gannaaw ba seen yaay taseeg seen papa moom mi la nag dafa jël beneen soxna mu di Mariama Mané soxna si nag nee na yaayu xale yi da ko sonal waral mu di fayu ci njabootam defu vidéo envoyé ko seen yaay ni ki dibéeru démb gi lañu ko teg loxo ba placé ko en garde à vue gendarmerie wu Nioro ñoo ko jàppoon war ko wanaleeg procureur u Kaolack ni ki tey ci altine gi waaye nag biraluñu benn gaañu ci yaramu gune yi
takk der yu brigade territoriale bu département wu Kër Massar bu bees bi dal dinañuy teg loxo ñaari nit ba defeere leen parquet wu tribunal de grande instance su Pikine Guédiawaye bu nu sukkandikoo ci les échos kenn ki ab policier bu dem retraite la keneen ka di ab jula waaye fësaluñu seeni tur faux cachet ak imitation signature d'un officier d'état civil la ñu doon def gannaaw ba ñu doon si defar rek ay faux bulletin de naissance ay faux certificat de nationalité sénégalaise ay faux passeport ak yeneen i kayit yu ni mel ña ngi leen di toppee faux ak usage de faux en écriture publique takk der yaa ngi ci ay tànki ku ñu naan rek kamu ñu gën ko xam ci baax bu ndax nee na ñu moo jiite jëf ju ñaaw ju ni mel. autorité nigérienne yi dañu ñëwoon rek Ndakaaru jël ci seen naataango yi fi ñëw di yalwaan ab avion compagnie Maxair la nguurug Niger bi jël ngir jël ci mbooloo mu takk moomee ci mbedd Ndakaaru yi doon yalwaan opération de rapatriement yooyu nag ña ngi ko biral gannaaw ay reportage yu ñu ca fësal Adama Souley may ministre de l'intérieur et de la décentralisation bu république bu Niger nee na nag lu ni mel dafa tilimal seen turu dëkk bi moo waral rek ñu xar ci seen tànk tubéy la mu jàpp nag moo di ne du xiif moo waral lu ni mel waaye daal ay réseau mafia la gis ne rek ñoo nekk ci ginnaaw samp lu ni mel di ci am dara jiital ca nag gune yu ndaw a ndaw yi kaddu ya Éric Zemmour mujjee biral la jëmale ci sénégalais yi neexul benn yoon ndombal tànki réew mi ambassadeur u Sénégal ca France nag kaddu na ca Éric nag dafa dippee woon sénégalais yi ni ay délinquants yu ñu war a dàq ca France son excellence El Hadji Maguette Seye ñaawlu ko bu baax a baax nag dippee ko ni racisme bu ñu mënul natt tolluwaayam diplomate sénégalais bi di wax ni rek Sénégal mi ngi metti lu bu baax attaque irresponsable ya Éric Zemmour def teg ci Sénégal danañu ci jël seen ay matuwaay gannaaw ba mu génnee parti démocratique sénégalais Serigne Assane Mbacké jël na ndogalu fekk ji njiital patriote bi doon ko xam ne rek ci janoom ba woon ak taskatu xabaar yi di bér gi weesu ca Touba ci ay kàddoom muy wax ni fukki at ngi Macky Sall nguuram ak ay clan wam ak i plan wam yu bon di ñu dugal ci luy suux ci boor yépp nag paj mekk njàng mi daal di sooxe jot na nag nguuram jeex na mu ko xamle moom Serigne Assane Mbacké ci kanami coordonnateur Pastef Touba bi Serigne Cheikh Thioro Mbacké ak yeneen i ndombol tànk yu fa teewoon mu di ci dolli naan gannaaw ba nga xam ne ni rek loolee ci booloo ko góor ak jigéen la ñu ko mënee am ndam jël nañu ndogalu rek wuyu wooteeg président Ousmane Sonko su tribunal toppee réquisitoire parquet bi Khalifa Babacar Khoureyssi Ba ma ñu gën a xam ci Khalifa rappeur dana sori lu ak lool lii di réseaux sociaux yi gannaaw tëkku ak saaga yamu teg ci ndodi Wally Ballago Seck benn jàpp ñaari atu kaso mënees na ko ci fekk moom Khalifa rappeur nag doom ci maître Khoureyssi Ba ak kii di Ansou Bandji mi ñu gën a xam ci 6000 problèmes taxawal nañu leen ca baaxu tribunalu Ndakaaru di leen toppee menace violence ak voie de fait ci kaw woykat bii di Wally Ballago Seck ba nga xam ne ni nag Wally sol na fi t-shirt boobu ñu naan rek ay couleurs yi LGBT moo si ne Khalifa rappeur dafa defoon vidéo doon ci àddu dugalaale ci ay menaces nee na nag ay employé wu Wally Ballago Seck dañu dëkk ci di ko kar di ko menacé saay su jébbale plainte dara du ko ca fekk loolu waral nag saay suy génn rek di ngànnaayu ngir mën a défendre boppam gannaaw loolu nag moom Khalifa nee na Wally defu ko dara ba noppi nangu na ni moom moo ko saaga Ansou Bandji itam wax na ni rek joteewul dara ak kii di Wally Ballago Seck waaye ay njegeñaaleem la joteel ndax dañu ne rek day def statut Sidi Diop ñu di ko ci saaga moom itam mu tontu leen ci saaga ya parquet ba ñaari atu kaso ñuy tëdd benn ba la biral ay avocat wu défense bi nag yemale nañu rek seen ay client rawatina seen doomi naataango bi tey ñaan ñu àtte leen ci yërmande benneeli fan ci weeru avril la ñu yóbbu rek àtte ba gune gi sant Ndiaye te fësaluñu turam ay atam a ngi tollu rek ci fukk ak ñeent ku ñu naan As Ndiaye moo ko sàkku mbir maa nga amee woon rek ca commune bu Ngelu département wu Guinguinéo bu nu sukkandikoo ci l'observateur mi ñu baaxee xibaar wi guddik fukki fan ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki fan ci weer wi la am ci kanamu takk der yi nag waaja nangu na la mu def waaye daal dafa ni gune gu jigéen ga ci coobareem la ko doon defeek moom As Ndiaye di ci dolli naan fanweeri junni la neexalee rek ay waajuru gune gi gannaaw ba ñu doon ko rek xool nu ñu ko arrangé seen biir alxemis lañu ko defeere parquet ba placé nañu ko sous mandat de dépôt gannaaw janoom bu njëkk ak juge d'instruction bu tribunalu Kaolack Chérif Diop pisteuru douane bu Sémé ca diwaanu Fouta viol lañu di ko toppee ci àpp gune gu jigéen gu toll ci fukki at ak ñett xale baa nga bawoo Matam ñëw dëkk ca kër tantam ka ko sàkku rek di coroy tantam googule mu dëkkal l'observateur di ñu xamal ni waa ji da daan filmer waxtu yooyee ñu daan tëddeek gune gi bu ca noppee rek def ko ndam di ko wan ay naataangoom moom Chérif Diop nag defere nañu ko parquet bu procureur de la République bu tribunalu Matam ñeel détournement ak viol sur mineur de 13 ans Le Soleil moo di ñu dikkalaatal ci accident ba
amoon ci route nationale 6 bi ca Goudomp di ñu xamal ni rek ñaar ñile di Ousmane Ba ak Keba Wade kenn ka toll ci fukki at ak juróom-ñaar keneen ka fanweer ak juróom ci saasi la ñu ñàkkoon seen bakkan ci tali bi jëm Mbangurngu accident ba nga amoon rek gaawoo ay boori 20h gannaaw rek marax gi ñaari moto ya dañu daje woon rek ba nga xam ne ni kenn ci ñoom mi ngi doon jéem a romb benn camion bu doon dawee ca beneen sens ba. gendarme yu brigade bu Kër Momar Sarr daal dinañuy teg loxo ab réseau trafic de chanvre indien ni ki aljuma ji weesu rek ca Budi Sakho di ab gox bu féete ca diwaanu Louga ñañu jàpp nag di ñaari ressortissant guinéen ak benn sénégalais fekk nañu ci ñoom ñaari kilogramme ci ñax mu bon moomee di raye ñi ngi jamono ji rek ci ay yoxoy takk der yu Kër Momar Sarr. njàkk rek tiis la ñu nemmeeku ci commune bu Ngoy ca département wu Bambey gannaaw ab kawteef gu fa am ab soxna su ay atam sori lool la ñu fekk rek mu xaru soxna si Njaay ña ngi ko fekk mu takku ci benn garab guddig dibeex jàpp altine takk der yu brigade du Bambey nag ci njiiteeb commandant Mamadou Ndoye te woon nañu ca village yu Guèye di fa mbir ma amee woon ay boori 23h gannaaw saytu yóbbu nañu ko nag morgue bu l'hôpital régional lu Diourbel ab source di wax ni ndaw si toll ci juróom benn fukki at ak juróom-ñeent xelam neexuloon l'enquête baa ngay wëyal yoonam. tàggat yaram la ñu koy ndar keppee ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi Mohamed Salah jàpp na ni daal sikki sàkka amul ci ne rek Égypte day qualifié ci mondial 2022 bi attaquant wu Liverpool bi nag nee na équipe am dana ñëw Ndakaaru yóbbaale ndam gannaaw victoire u aller ba woon aljuma ji weesu laata ñuy jël vol di ñëw nag Ndakaaru Salah xamal na média yi ni rek ay góor lañu te xam nañu responsabilité ba tege ci seen ndodd mën nañu am ndam ci jongante retour gi te du sax doon match nul su si borom bi àndee nag danañu qualifié coupe du monde 2022. délégation équipe nationale u Égypte bi ña ngi leen waroon a dalal ca l'hôtel Radisson bu Ndakaaru presse égyptienne bi nag di jiixi jaaxa rek ci foofee ñu leen di dalal ndax nee nañu dafa soreek stade Abdoulaye Wade la dox seen diggante yemu rek fanweeri kilomètre condition yooyu nag neexul presse égyptienne bi bokk na rek ca ña ca addu daal di cay ñaxtu taskatu xabaar One Time Sport bi di Maher Djerina ci ay kàddoom muy wax ni rek équipe nationale u Sénégal mi ngi dal rek ci ab hôtel bu janook stade bi wute lool ak l'hôtel ba Égypte di dal sori ba noppi rek nekk ci ville bi bokk na ca la tax Égypte daan Sénégal benn bal ci dara ci jongante aller ba doon rek am aljuma ca Caire liggéeyug espionne égyptienne bi di Mariam Abdel Hakim moom la nag di ab traductrice moo waroon firi ci arab ay kàddug sélectionneur national bi Aliou Cissé ak joueur ma ca conférence de presse ya bu nu sukkandikoo ci Les Échos Mariam Abdel Hakim dafa sax mujj siiw ca réewam ndax rek liggéey ba mu matale égyptien nag rafetlu nañu anam bu gaaw wa mu doon rek firi kàddug sélectionneur bi ak yu joueur sénégalais yi jot na sax sekk waxtaan ak Cora Plus ngir xamal leen rek fa mu jaax ba teg ay plan wi Aliou Cissé. Bombardier ak Eumeu Sène ñu ngi doon jàmmarloo ni ki di beex gi ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi ci arène nationale mu di woon choc revanche ñaari mbër yi jotoon nañoo jàmmarloo atum 2018 Eumeu Sène jëloon couronne buuru lamb ji ci doomi Mbuur gi Eumeu Sène dumaati na ko nag gannaaw seen jàppoo bu njëkk ba génn saaku yi mbëru Pikine bi nag jot avertissement ñu tàmbaliwaat ba ñu songoowaatee nag Eumeu Sène yóbbu Bombardier 4 appuis mu war a nag sóoru ji Balla Gaye 2 ci ab lamb bu nga sommee nga taxawal ba noppi mbokk yi li la ñu leen di loon tey ci xabaar fii ci Dakar Buzz ñu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës di jaajëfal rek Kiné Si mi fare woon ci son bi di leen jaajëfal yéen itam di leen jox dig daje ëllëg incha allah.